jaageen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fees bokk na ci ne yokku tam njëgu mburu mi ci réewum Sénégal tax na ay famille di buuraka dal wala seen naqaru xol ci li xew jàpp ni li yokku bari na mburu ñëw dolli ko wàcc kon dana gën a tar ci ñoom dañ ca gëstu soxna Aïssatou Kane ci biir xabaar yi doo ci bokk itam lu jëm ci jàmm ci biir géew politique bi ay ndaw di yëngu ci wàllu yu wuute génn nañu ca Rufisque waxtaan ci seen biir amal ab daagub tàggat yaram waaye itam waxtaan ci seen biir sensibilisation ngir fexe ba jàmm ñëw law ci biir Sénégal li ndëgmal élection locale moo tax ñuy wax daañu ci ànd ak gëstu Babacar Seck ci biir xabaar yi itam dana ca bokk lu jëm ci promoteur bi di Pape Abdou Fall moo tëggoon combat Papa Sow si itam bi nga xamante ni bii mu jëwul yeggum promoteur bi ni bu fekkente ni CNG mi wax waxu tëggaat boobu lépp combat boobu tëggaat moom bu ko ca kenn boole ndax yoonam nekku ca daañu ko dégg ci biir xabaar yi itam daañu ci boole réussir ci biir réew mi maanaam toog tekk ci réew mi te daañu leen xamle ak yenn ci ay ndaw yoo xamante ne bi ña ngay koccal ci wàllum coiffure lañ ca dund ci ay benk ña fan tollu tey mooy doon pàcc bi jeexal xabaaru marax ni si faram fàcce gi gërëm leen candi bi ak ñun ci TV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci lu soxal mbirum mi yokkutam njëg mburu mi da nga ni démb la xibaar bi daanu ginnaaw da jëm ëngam loo mu amoon diggante ñuy lakk mburu meeg ba sin dénk njënd meeg njaay ci Sénégal ñu nag yokk mënta ñàkk waaye yokk ngi am na naka la ko borom koy giseem père de famille yi jàpp ni naam li yokk kay mburu daa ñëw dolli ko ca waaye li yokk woon ci Sénégal bari na xanaa kay jéem a dund ak moom donte tar na gëstu soxna Aïssatou Kane ni ko sénégalais yu bëri tàmmoo mburu doon na ñam bu mënul ñàkk yokkute ñëgam doon lu bëri nit yi di waxtaanee. mais Sénégal moom lépp a yokk moom maanaam fi mu ne nii bu ñu wax yokk moom bu leen neexee sax mën ngeen a jéggi mburu mi ngeen wax ci leen lépp a yokk. taximaan bi jàpp ni yokkute farine bi moo tax mburu bi yokk. loolu di ci masawu askan wi te xam ni yokk gi di ci boulanger yi ki ñu ko jiite la ndax boulanger yi grève woon nan fi di wax ci farine bi ñu yokk farine bi yokk mais mburu yokkoo te ba tey farine wàññi ko nan wax ci liy yokk farine ñu wàññi ko boulanger yi mën a wàññi mais buñ ko teg waa boulanger yi man teguma leen ko bi dina woyof parce que buñ bëggee jël farine bi tamit ni mu seere ci ñoom ñu bëgg cee defar ay kilo pour ñu moo tax ndax mënuñoo toog bañ a defar mburu bu dee wàññi wu ñu njëkk yi waxuñu ko yokk di ñaawlu kii dëkk Fass. ñi ñu jiite war nañu yërëm tuuti population bi quoi parce que tamit réew mi fi mu toll métti na trop boo demee secteur yëpp dafa métti wax dëgg yàlla war nañu yërëm lillaay wa rasuul yi mu dimbali ñu wàññil ñu mburu mi wàññi lépp quoi parce que nit ñi sonn nañ nit ñi xiif nañ amuñu liggéey bëgg nañ liggéey mais amuñu liggéey donc réew mi métti na nañ ñu yërëm. lu si munti doon njaayu mburu bi lu waay neex def lii di gis-gisu mécanicien bi nga xam ni yenn saay mu jënd michu mburu ñeent fukk ba tax léegi mu jàpp si fonde bi. li waroon gouvernement bi daal moo di mu dëppaat topp ci ñiy jaay di leen contrôler parce que da ngay dem ci kii mu jaay la fukk juróom nga dem ci kee mu jaay la 100 francs kon xam nga kon dañ ko war a réglementé topp nit ñi teg leen ci lu leer. ci mburu am na ñu koy jaayee 150 am na ñoo xam ne 200 koy jaayee parce que da ngay ñëw ñu ne la aw ma juróomi dërëm 100 francs lay jar. am na ñu weccet mais dañ koy bañ boo waxee ñu ne la du ma jaay loolu xam nga boo dee sama classe gi moom ñu dem naan la fonde rek jéem a bàyyi mburu mi. bu ñu sukkandikoo ci kuréel gi ëmb boulanger yi Sénégal li waral yokkuteeg mburu gi moo di lu ñu koy defaree dafa cher waaye itam lempo yi nga xam ne moo tegu seen kaw li nu mel ñu ngi ko amal ànd si ak nguuru Sénégal. soxna Aïssatou Kane jaajëf leneen ci xibaar mi ngi soxal mbirum jamono bi nga xam kon njëgu farine bi yokk ñuy wax ni blé bi ñu ko jëlee bitim réew njëg gi moo kawe ba jéggi day ba faaw kon ñu koy lakk tëj ci aslëf moo ne waxtaan am na ñu ni léegi ñoo soppi doxin fexe bay jëfandikoo dugubu suuna bi ñuy bàyyi ci réewum Sénégal gi wala mboq mi wala sax ñebbe ci man caa nan luy mën a génne mburu moo gën ci askan wi ceeti moo gën a yomb jombul ndaje am na ci daañu ci ànd ak Abdou Khadim Thiam bala xibaar yi jeex jombul incha allah fayeen fu am nux mi ngi ci njàngum Sénégal tey ji jàpp leen ni yëngu-yëngu amati nam ndax waa CUSEMS ak ñi nga xam ñoo di waa SAEMS ñoom itam def wenn see lañ def xaaj nu dóorandoo ñi ngi jëm ci débrayage yi ànd ak geraw
fukki fan ak juróom-benn fukki fan ak juróom-ñaar débrayage grève lay doon la ko indi mooy ñàkk sàmmante li nguur gi xaatimoon ak ñoom atum 2010 léegi lii moo tax Saourou Sène tey mi nekkoon ganu Kenu Askan Wi yebbi ay kàddoom ak Serigne Malick la ñu teewlu ko. ñun ak waa CUSEMS ñun ñoo toog waxtaan jàpp ni protocole d'accord bu ñu xaatim ak gouvernement au Sénégal depuis le 30 avril 2018 am poñ yu am solo yoo xam ne gouvernement bi matérialisé wu ko ba léegi muy li nga xam ne la question des lenteurs administratives yi maanaam jàngalekat yi seen i am seen i intégration seen i validation procédures yi fonction publique di utiliser di permettre à ce que mais ñu baral seen loxo ci mbir moomu te lenteur yu dafa am jeexital ci carrière u jàngalekat yi daf leen di sonal trop ba tax na bi signé protocole d'accord dañu waxoon ni xarala yu bees yi nga xam ne c'est la technique la technologie l'internet mais mun na permettre ñu régler question yooyu ba tax ñu jàppoon loolu mais buñ ko jàppee ba léegi kenn ko beneen aspect bi mooy système u payoor ñuy liggéey fonction publique te ci loolu am na cabinet bu def étude bi ba wane ni système bi nuñ ko tabaxee baaxul ba jiitu réew mi sax pour ñu système boobu dinañ jëm pour corriger ko correctif yooyu la ñuy xaar ci ñoom te ci aussi action du corps des administrateurs scolaires maanaam ñi nga xam ne ñoo jiite l'école yi tey dañ leen war a gën a ñu xam gouvernance bi naka la mais dañ leen war a jox aussi ndàmpaay bu bokk seeni dayoo parce que lu ñu gis mooy proviseurs yi censeurs yi principaux ak directeurs d'école mais bokk ci chef de service yu gën a pauvre te loolu quand même mënul tax école ñu jox ko fayda bi nga xam ne moom la laaj encore que amul benn réew bu mën a développer te amul un système éducatif de qualité bu nekk personnel yu éducation globalement bu dee dañ leen mettre dans une situation de précarité mënul tax école bi jëm ci kaw loolu nag moo tax ñu ne il faut ñu sumbaat xeex bi ba tax na alxamis bi 10 heures bu jotee dinañ banque suñuy loxo vendredi grève totale lay nekk. Saourou Sène nekkoon ganu Kenu Askan Wi ci TV xabaar yi wéy maa ngi koy wax sànq mu jëm ci mbirum farine bi coow lu jeexagul ndax ne ñu lu tax Sénégal di ko jëggaani moo ne war nañoo mën a am fii li fii ñor ci réew mi moo xam dugub ji suuna ji gëjaanga wala sax mboq mi ñebe ji yooyu yëpp mën naa génne ca day baax lool doomu aadama ndax mën naa joxe sax kattan kon waxtaan am na ci ñu ni kat lu mënta ñàkk ñu waxtaan wàllu gu ni mel ay borom xam-xam nekkoon ci boobu jotaay ñu xuus ànd ci ak Faram Faj ak Abdou Khadim Thiam reportage. ñu defar ko ak blé mburu mi amatina beneen yokkute njëg gi jóge fanweer ba fanweer ak juróom ci CFA loolu metti na Sénégal yi bu ñu sukkandikoo ci directeur général de l'Institut des technologies alimentaires defar mburu ak suñu meññeenteef lu mën a nekk la. xam nga ñun def nañu gis soo jëlee 15% suñu mil bi farine de mil mun nga économiser près de 25% sur la baguette kooku suñu ko defoon xam nga tey du coûter lu muy coûter nii. mu ciy teg ne dafa war a am yoon wu ñu war a jaar ngir mën a àgg ci loolu. mais kooku ça demande yaa woon travail am na lu ñu war a def d'abord suñu ko defee après ñu egg ci stade boobu mais il faut ñu am kii mil bi dugub bi bi ñu ko ñu soxla rek ñu am ko or ci bi ma lay wax nii amuñu loolu parce que dugub bi dañ koy béy pour lekk defuñu ko béy pour jaay. ñu taxawal ko ci atum 1963 ITA dafay tàggat ndaw ñi ak jigéen ñi ci transformation produits locaux yi ñoom ñoo ngi ñaax ndaw ñi ngir ñu xalaat ci entrepreneuriat. fu mu nekk nii entrepreneuriat moom boo jàngee ba pare rek boo yeboo nga jéem see dugg dara parce que jarul ngay xaar ay liggéey bureau wala dara entrepreneuriat dafa yaatu lépp a gis si biir ñun dañoo jàng ba am suñu diplôme mais teewul dañoo ñëw ITA def suñu formation pare def suñu groupement di liggéey suñu liggéey ndaw yi tamit na ñëpp teg këyit yi fekk am liggéey dugg si kii bi agricole bi di liggéey lépp mu ngi si biir. Institut des technologies alimentaires jaare ci première édition bu journée de partenariat pour l'entrepreneuriat ngir joxe ay lijaasa. loolu yi waa ITA wax lu nekk la li fi ñore ci réew mi mën naa def mburu moo ne sax blé bii ñu jëlee ci dëkk yu bitim réew indi ci Sénégal di ci dépensé milliards yu bari par at muy yokk tax mburu mi du yokkum mën naa ñor ci réewum Sénégal gi ba xam moo ko xamle ñu ko duppee Madiama Cissé mu nga ca ISRA ba nekk ca daanu ndax kàddoom jib na ci mbirum blé boobu ak sax ni mën a naate nangu ci biir réew mi ma ngay Faram Faj jokkoom ak Alassane Samba Diop ñu teewlu ko. mën nañu bay blé ci Sénégal ndax ay ngi nii ci gannaaw ëpp na fukki at man rek bi ma yëgsee
liggéey tuuti ci programme bi bien sûr am na yeneen nañ nattangoo yi ci liggéey def naa lu xaw a mat fukki at ci liggéey boobu donc ay résultats ñu ngi fi résultats yooyu nag comme ni ngeen ko xamee gàncax gu bees boo koy dugal am na processus bu muy jaar ba ñu homologué ko homologation mooy rek lu mel ni autorisation lay doon pour ñu mën ko def loolu nag dafay laaj saytu ak teg ci table ji résultat yoo xamante ni dina firndeel ne lii mën nañ ko fi def donc loolu am na ba tax na am na juróom-ñetti xeeti variété blé yu nga xam ne homologué nañ leen fii ci Sénégal ñeenti variété la yoo xam ne li ñuy wax blé tendre ñoom la ñuy defee mburu ak yooyu ak ñeenti variété yu nga xam ne blé la yooyu moom la ñuy defee lu mel ni couscous yeeg vermicelle yeeg biscuit yeeg ñoom seen yooyu yëpp dañ leen di jëfandikoo am nañ xeetu variété yi nga xamante ni mën nañu def donc tout à fait fii ñu ngi ko fiy def ci Sénégal. fan lañ ko mën a béyee fii ci Sénégal fan lañ ko mën a béyee. waaw bay bi moom condition bi man li ma gën a liggéey comme zone vallée du fleuve Sénégal fa laa nekk expérimentation yi ñu def nii yëpp presque foofu lañ ko defee mais condition blé mooy gàncax gi nga xam ne dafa xaw a soxla tuuti seddaay nag booy xool fii suñu réew ñu ngi am période mois de novembre jëm décembre janvier foofu la ñu am période bu sedd donc gis ngeen ne période boobu taw du am kon beneen condition bi mooy doon ndox dafa disponible. mooy borom xam-xam ci wàllum gàncax nekk ca ISRA di bànqaas bi nu dénk lépp luy gëstu jëm ci mbirum mbay ci biir réewum Sénégal di Madiama Cissé ca daanuk Ndar xabaar yi wëy lii tam mi ngi jëm ci mbirum waxtaane jàmm ci wàllum politique jamono ji tembe élection yi ndëgmal tax na ba ngeen digg ay nox fu bari ay jàppal bàyyi la ki fidda di jib ci Rufisque nag ñenn ci askan jàpp ni waru ñoo toog ci xaan ci mbir mi faaw ñu bay seen wàll ci wàll gu ni mel waxtaan am na seen diggante ba noppi ñu àndoon ak daagu ànd ak yaram waaye dañ caa defaale randonnée doxantu goo xam dañ cee waxale ak askan ba ku ne mën a xam lan mooy sa ci wàllu jàmm ci biir Sénégal ñu xuus ànd ci ak gëstu Babacar Seck reportage. ngir dàq lépp luy ñaawteef wala naka sudul noonu ci élection yi ñu jëm ñenn ci wàtt ngéej amal nañu ab dox ngir jàmm sax candidat yu bëri ci élection yi bokk nañu ci dox bi. ñu waxtaan wax ci mbirum jàmm véhiculer jàmm pour que ñëpp xam ne jàmm ci la lépp xew ñu ngi jëm également ci élection te ñu xam nañu élection souvent dafay am ay violence donc tey jii ñu fexe ba leader politique yi ñi nga xam ne ñu ngi investir ñi nga xam ne ñu ngi wut mairie bi ñoom ñëpp ñu daje ku si nekk wax ne man de dinaa jëm ci jàmm man dinaa def jàmm donc loolu moom moo ñu fi dajale tey et alhamdulilah réussir nañ parce que ñoom ñëpp ñu ngi fi ñëw nañu jeunes yi ñu ngi fi waa dëkk bi ñu ngi fi ñu ngi mën nañu véhiculer message bi ni ñu ko bëggee. ñi fare ci société civile bi ñu ngi am yaakaar ni woy politique yi dina sàmm jàmm ji ba ñu génn ci élection yi. ay Rufisque quoi ñu nekk ci espace politique bi ak ñu ci nekkul yëpp xam ne mën nañu dabu suñu bopp waxtaan suñu biir xam ne nag Tëngéej rek su ci desee ñun ñëpp ko bokk te suñu génnee ci élection yi ku fi mën jóge ku ci mën a gagné Rufisque quoi te ambition yooyu ñu am pour defar dëkk bi mënuñu ko def lu dul su fekkee dëkk bi tege na ci loxoy wóor ak ci jàmm moo tax tey soo fi gisee ñëpp a ngi fi autorité politique yëpp ñëw nañu respectante wax seen profession de foi garantir dinañ fexe incha allahu rabbi ba fii ak fañ jëm dinañ fexe ba lépp rafet. dox bii teere ci stade Ngalandou Diouf bokk na si li ko waral ci béréb yi ni mel jàmm it di fa am. lieu boo xam ne la dafa bari violence et fan yi passé gis nañ ne violence bu métti am na fi ba yàlla def sax nit gaañu fi donc loolu dafa tax ñu xalaat ne fii nii tey lieu bu baax la pour que ñu wax fi mbirum jàmm. ndax jàmm ci la lépp xaj te fii comme jàmm daf fi xaw a tumuranke dafay soxla ñu ñëw fii wax ci loo xam ne dafa jëm ci jàmm. ñi ci bokkoon ak candidat yëpp xaatim nen ngir jàmm sax ci jongante yi ñu jëm. Babacar Seck jaajëf waaye mbirum élection locale dëgg mën si nag campagne baa ngi waaj a tàmbali incha allah donte tàmbaleegul nag waroon naa fekk bu ndefu ndànk ñii di ay liggéeykat gi seen bopp ci mbirum campagne beeg mbirum infographiste yi. waaye ba léegi ñeent ñoom ñooñu ñu des na xam it mbir mi doxagul bu baax lan moo doxagul lu tax doxagul ak fu mu toll ci wàllum koom dañ ci yàlla fari Seydina Line Sow ci reportage. campagne bi ñal tabub njiital bokk moomeel yi léegi mu door waaye day boo demee ci ñuy yëngu ci wàllum sérigraphie ak imprimerie ñoom yëguñu ko benn yoon. côté t-shirt moom c'est pas le rush c'est pas vraiment le rush
booy xool gis nga fii sax saag la ñuy gën a defar ak yooyu pour wax la ni rek ñun politique gu Sénégal politiciens yi de manière générale gisuñu suñu bopp. fu mu toll nii bu dul woon sac d'emballage yu ñuy defar ñoom ñi dañuy mujjee banque seeni yoxo. comme lii lañ xam bu dul élection lii la ñuy gis moo wax si lii la ñuy jàppale ba keroog yàlla di andi leneen quoi parce que liggéey amul maanaam tey bu ñu la joxoon tey benn 2017 yoo retiré wala 3000 doo tàlli. ci imprimerie bi nekk ci rue 15 angle 22 ca Médina machine yëpp a fay tekkaaral ba mel ne ku nekk ci cathédrale mooy nemmeeku bi. ñun dañu war a liggéey lu sama machine yëpp a ngi taxaw dara dawul te moment bi moment liggéey la marché yi war nañ si mën a jox mën a am lu ñu yóbbu suñu kër mais temps yi dafa sec te du yoon moment bii élection ñu ba pare ñëpp war a liggéey. ci magasin sérigraphie bi du leen liñ duroog commande bu ñeel parti politique wala coalition bu fi am. marché yi moom wax dëgg pour dire vrai moom gisaguñu dara comme d'habitude la waaw ay benn ñoo fi ñëw tu vois ñun xam nga ngay gis ay jeunes yoo xam ne dañuy rayante ci seen benn affaire pour gars yi bu ñu amee marché ñëw andil ñu ko ñu liggéey mais duñ ko def. il préfère jël marché yi yóbbu ko extérieur jox ko chinois yi ñu tiré ko comme élection 2015 xam nga. ñenn ñuy yëngu ci wàllum imprimerie wala sérigraphie te bëgg ñoo àddu suñu micro ñu ngi ñuy xamal ni am na ay parti politique yoo xam ni dañ leen ne bu ngeen bokkul ci ñun ba pare jënd carte de membre duñ leen mën a jox ci marché yi. Seydina Alioune Sow jaajëf xabaar yi wéy dugg ci mbirum paju jàpp leen ni fukki réew ak ñaar ñoo ko seq Sénégal ma nga woon ca biir waxtaan gi am fii ci Ndakaaru waxtaan baa nga jëmoon ci mbirum xeex jàngoro yi sëqër su bon si waaye itam lu jëm ci jàngoro ji nga xam si moo di sida ak it li nga xam mooy sibiru ñu gis ne Afrique lim ci dal ci ay doomu aadama mi ngi tàmbalee bari waxtaanee ko mënta ñàkk professeur Souleymane Mboup moo jiitu RSF nee na nañu gën a fagaro ci wàllu guni mel ndax dafa doon jàngoro yoo xam ne li muy dal mi ngi tàmbalee sakka ñu tam kàddoom. dafa am benn mbooloo mu daje pour Afrique de l'Ouest ci xeex bi ñuy wax sida tuberculose paludisme la commencé woon mais dañu dem ba xam ne am na yeneen feebar comme les maladies non négligées ñuy boole ko ci biir et puis mu demaat ba yenn feebar yi ñuy wax les maladies émergentes et réémergentes comme Ebola coronavirus bi yooyu yëpp ñu boole ko ci léegi nag dañu koy boole mooy dañuy boole suñu doole xeexandoo ko déjà mooy ñu boole di bokk di liggéeyandoo loolu mooy réseau bi léegi nag dafa am institution yu mag a mag yoo xam ni UNICEF Pasteur ak ñeneen bëri nañ ci sous-région bi ñoo xam ni dañ leen xam ak ñoo xam ne xaj na seen doole yeggul foofu léegi nag ñu lënkaloo di liggéey ensemble di déjà liggéey defandoo gëstu bi mais aussi di jàppale pour former nit ñi ba pare di jàppale aussi pour di leen wutal leen loo xam ne mën nañ ci liggéey matériel ak yooyu donc biñ ko defee nag dañu jëkk a commencé ci Wanetaam benn boobu bëriwuñu woon fukk ak ñeenti institution lañu woon ci juróom-ñaari dëkk après nag boobu EDCTP moo ñu ko financé woon bi ñu demee ba def suñu liggéey bi ñu kontaan ci ñu defaat ñu beneen ba pare léegi nag boobu mooy jeex nii après nag biñ ko wonewaatee ñu muy phase 3 bi ñu xam ni lépp li ñu waxoon ñu ngi koy def ñu jox ñu phase 3 bi. dugg ci mbirum tàggat yaram combat bi amoon bu yàggul Papa Sow Siteu ci mujjewul yegg ndax ay gàllankoor yi amoon promoteur bu làmb ba ko tëggoon Pape Abdou Fall ni moom fi ñu toll nii kay tëggaat boobu lépp combat moom waxu ko donte CNG mi ngi wax lu ni mel waaye moom ne ko ci wàllu gu ni mel ci itam sax kay xanaa jéem a lijjanti ba jox leen lam leen defal ci wàllum cachet moo ko tax a jóg moom Pape Abdou Fall gisee na sànq ak Mamadou Lamine Faty ñu teewlu kàddoom. maa ngi ñëwoon ci réunion bi suite convocation bu CNG def concernant ci combat Papa Sow Siteu ñun doomi réew mi lañ ci réew mi lañ dëkk yàlla nattuñu ñuy organiser làmb pour bëgg Sénégal bëgg parce que suñu cosaan la comme ni ko président Khadim mii di waxe bi loolu amee yàlla indi ci ndogal li du Papa Sow du Siteu yàlla moo dikk te yàlla bu dikkee comme ni muy dikkee neneen jaam bi day dangu ndogal ci nangu ndogal boobu laa ni Papa Sow ak Siteu lamb jiñ ma yoreel bay naa ko ci suuf pour que Sénégal am jàmm réew mi am jàmm ñu am jàmm combat bi yàgg na
metti na te xëy na lii la ci yàlla dogal lii la ci yàlla nam ma nangu ko nag kon mbër yi man li ma warloo def naa ko boo xoolee réunion ba mu ngay continuer parti yëpp sont représentés ba ma jëlee kaddu xamal naa leen carrément li nga xam ni man kon combat laa signé woon coow li ci jib na ci Sénégal fi mu toll nii mais li nga xam ni man la ko mbër yi yoreel muy combat bis ni ki tey teg naa ko ci suuf pour l'intérêt général du Sénégal bu soobee yàlla bu desee ci man benn mbër CNG du ko desel dërëm la ma diggee ak ñoom ci sponsor yi du ma ci desee nit dërëm danaa leen ko fay pour l'intérêt général du Sénégal et de la lutte parce que lamb soxlawul loolu jë yegg nañ ci pàcc bi ñu jagleel toog tekki ci réew mi tey ñu ngi seet yeneen ay jàmbaar ci réewum Sénégal ñu ngi ci wàllum coiffure la nekk létt ak mbaram ak la ca aju fi ñu toll nii tembe dañ ci dund ci ay gàllankoor waaye fu ñu ci bëgg yegg ëllëg loolu lépp tax na ñu ngi koy jàngonteeg moom ñu xuus ànd caag soxna Aïssatou Kane ak Seydina Mbaye. tànk bi ngay ñëkk teg ay xeetaan ngay ñëkk seetlu di dégg sèche-cheveux yi tey seetlu bépp xeetu perruque bu ñu teg ci bopp yi kii moom salon bi bëgg loolu defar bopp day bàyyi lépp xel. coiffure nag dama ko yàgg bëgg bi ma nekk xale la du métier boo xamante ne ni xaalis moo ma ci dugal walla dara passion moo ci dugal. ki xelam màcc ci defar bopp daa teel a bàyyi jàng ngir jublu ci coiffure. bi may am 13 ans bi ma defee CM2 ba arrêté def ko benn yoon mais sama yaay dafa yàgg xam ne man mi bëgguma jàng parce que dama nekk xale bu am 8 ans di léttantu suñu koñ xale yi ñëpp maa leen doon létt tabaski dama doon mel ne ku nekk salon yi. ma yóbboo salon de coiffure école de coiffure chaque jour li may wax bi ñu demee sax nangu ma jël parce que boobu dama nekkoon xale trop ñu bañ ne duñ ma jël. mais après sama mag mu yóbbu woon nekk si di wax ba ñu jàppale maa fa gënoon a tuuti ci école bi donc presque ñi ma fa nekkandoon ñëpp a ma mag ma jàng fa def fa 2 ans pare rampé ci salon Sénégal yu bari nag salon yu bari ma jaar fa. amut noppalu bu muy am fukki at ak juróom-ñaar la dem États-Unis gën a yokk xam-xamam ak i létt ay africaine ki américaine yi fa nekk ay at la fa def ñibbi si dëkkam ngir ubbi salon. mu doon metti trop di xëy suba di liggéey bàyyi say waajur bàyyi sa yaay mu yëkkati paas di la ko jox te yaakaaroo lu dul ci li ngay liggéey pour teral ko li may wax chaque jour sama premier salaire 20 000 francs la te du ma tàyyi di ko wax donc ba yàlla def bi may am 17 ans laa dem États-Unis donc bi ma demee aussi ma xam ne foofu liggéey fa yomb na yombul mais aussi naa continuer sama jàng tout début bi dama doon liggéeyal sama bopp di liggéeyal sénégalais yi di liggéeyal américaines yi di leen létt làqkat yi et tout bi ma amee jëkkër nag loolu ma fa jëlee parce que temps yooyu ma ñibbisi woon fii ak moom donc ma commencé nag jëlee sama métier étage bi ko indi Sénégal nànk-nànk sama première salon Sacré-Cœur la woon sama garage yu jëkkër laa jox def ko salon benn petit salon nit si di ma fi fekk ma continuer di liggéey boobu noonu ba après nag tey jii macha allah fi ma egsi. muy milieu bu ñu bëri di yëngu kànge xar ak tubéyam di liggéey ak a yeesal ngir mun see génn ba ñu bëri tàmm ko. coiffure boo si nekkee bul ni man damay xaar diw def ma jéem a def comme moom wala lii moo génn kii moo ko def taxal ma jéem ko def man sama problème chaque jour li may wax man du ma nelaw guddi gi yëpp mën naa ne fu ma toog maa ngi yore sama téléphone di xool. loolu moo tax tey jii bu ñu nee kànge ñëpp ne moo changer mode de coiffure lu jëm ci lu mel ne laisse frontale mën naa ne tey jii bu melee nii Sénégal bàkkuwuma wala dara mais yàlla ak man la parce que bi may ñëw 2016 Sénégal vacances Sénégal xamuñu woon baby hair bien vrai que laisse mi fi woon mais xamuñu woon baby hair. innovation boobu ngay wax moo tax ma créé master class bi parce que yéen loolu mënul nekk mënul wane ay secret mënul jàngale si jóge woon ñëpp mën naa ne bii may defar rek ci bari bokkaat nañ parce que gisoon nañ exactement différence bi ak seen liggéey xam nañ exactement fan laa leen jëme woon xam nañ exactement li ma bëggoon ñu xam ko te macha allah dama leen di jàngal lépp lu may def. ay yére et tout mais
à chaque fois buy def shooting day ñëw fii defaraat série bi ak yow ba pare ñëw toog defaral ko ba mu rafet macha allah donc loolu lay def nii dafa war a shooting. tàmmale si leetum koñ yi ba egg tey jii si def ay coiffure yu ñëpp di ràññee Kange di ñaax ndaw yi nga liggéey ngir mën a bégal client yi. ñuy jàng nañu jàng ma li ma wax jour li nga xamante ni tey jii Kange nekk na coiffeuse ñëw innové ba ñëpp naan Kange dara may ko lu dul di jàng li muy def. di gën a gëstu di gën a liggéey di gën a góorgóorlu te nekk ci li nga nekk boo nekkee ci li nga nekk suñu borom dalay jàppale. jaajëf Aïssatou Kane waaye itam jàngeen jëf ci ànd beeg ñu ngi ci TV li moo tax ci xabaaru marax yi bàyyi leen ak la Total Cheikh Hassana Fall ak ganam mu doxal ba ci kanam jàngeen jëf